mbokk yi jërë ngeen jëf si ànd beeg ITV dal na jàmm ci bile jotaayu xibaar la ca gën a fës génne gu ñoo génne Kémi Séba ci réew mi dëppoowul ak yoon suñu sukkandikoo ci kakay layool moom nag la mu xamle mooy ne arrêté ministériel ba ko dogal ba ñu koy xaatim dafa fekk Sénégal amul gouvernement atteb Kémi Séba sax de dañu ko dàq ba ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru avril la. Sénégal mu ngi uti koppar ñetti milliards la soxla ngir gën a taxaw ci Petrosen ci lu soxal contrat yi ci wàllu pétrole lu ni mel Mohamed Boun Abdallah Dionne moo ko xamle ci waxtaan bu mu sekkoon ak waa E-Media Invest daañu ci dikk ci bile jotaayu xibaar. ñaar fukki fan ak ñeent ci atum 2019 ñaar fukki fan ak ñeent ci atum 2020 ci weeru février ni ki tey la fal gi ñu falaat Macky Sall daal di am at ñu amal ab taxaw seetlu ñu bari jàpp rek ne diggé yi nga xamante ne defoon na ko sàmmontewul ak moom démocratie bu takk suuf ñeneen ci askan wi daal di jàpp rek ne juróom-ñaari at dafa néew lool ngir Macky Sall mën a sàmmonteeg ay diggéem yaatal bi neskis lay doon. génne gu ñoo génne Kémi Séba ci réew mi dëppoowul ak yoon boobu la arrêté ministériel juróomi fan ci weeru septembre atum 2017 la ñu ko xaatim suñu sukkandikoo ci ki koy layool te boobaak boobu fekk na ne Sénégal amul gouvernement moom nag mi ngi ko xamle ci janoom ak taskatu xibaar yi ni ki tey ji ñu teewlu si Abdourahmane Ly. Maître Khoureyssi Ba di avocat ki nga xam ne moo di activiste bi di franco-béninois Kémi Séba moom day amul laq-laqal dogal bi nga xamee ne nguurum Sénégal jël nañ ko ngir dàq kiliyaanam bii fii ci Sénégal jaaru ci yoon. dem ba commissaire mu ne mais fu ngeen sukkandiku pour génne kii mu ne non dañu ne dañ fi jëloon arrêté à l'époque le 15 septembre mbëgg ko corriger sax mais ma noppi ci guddi bi ñu toogaatee 3 heures du matin mu waxaat 15 septembre ma ne ko yow fan nga foree arrêté 15 septembre mu ne 15 septembre la ma ne oui parce que arrêté 5 septembre boobu ngeen jëloon. ak 6 septembre baaxul ndax Sénégal boobu amul gouvernement te ministre de l'intérieur fu mu amul lan la ministère intérieur di jël arrêté d'expulsion foo ngeen def te c'est très grave police dafa am monopole force mooy état mais ma leen ci kaw force bi doomu jàmbur fexe leen ba bu leen ko gaaj fi mu nekk fexe leen ba lu ngeen di dugal ci biiram na sell parce que yéen a yore sécurité. xeex bi nga xamee ne ndawu Afrique rawatina ndawu Sénégal sumb nañ ko dey dara waralu ko ngir lu dul xeex li nga xamee ne jàpp nañ ne jaaduwul. li nga xamee ne moom la ndawu Afrique rawatina ndawu Sénégal di xeex moo di nag ñu fexe xool anam yi nga xamee ne daal moom lañ leen war a jàppale ngir ñu mën a am liggéey ci seeni réew ñun xeexuñu France wante daal li ñuy xeex moo di. ab groupe bu ndaw ñoom ñooy jël alal ji di ko akimu ngir am ndam nag ci xeex bi nga xamee ne sumb nañ ko ñi nga xamee ne ñoom ñoo bokk ci urgence panafricaniste nag ñoom ne noppi nañ ngir lal seeni plan. donc nag urgence panafricaniste maa ngi terminé par wax leen que ne dina dérouler plan d'action bi nga xam ne moom lañ assigné woon dès le départ te suñu cible ñett yii la muy que ne c'est la monnaie éco dinañ ko xeex pour mu jóge fi les bases militaires étrangers dinañ ko xeex ba mu jóge fi dinañ xeex tamit les multinationales étrangères. ci fàttali nag layoo bi nga xamee ne moom moo waroon dox ni ki tey jii nag ci diggante Kémi Séba ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di banque BCEAO dañ ko rek daal di dàqandi ba ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru avril bi ñu dëgmal ki nga xamee ne moo di Kémi Séba dañ koy toppe ne daal dafa jël nag ab junni daal di ko lakk. Sarr jërëjëf Sénégal ñetti milliards ci suñuy koppar la soxla ngir rek gën a taxaw ci ay moomeelam ca Petrosen lu soxal contrat yi ci wàllu pétrole lu ni mel nag Mohamed Boun Abdallah Dionne di secrétaire général bu présidence moo ko xamle ci waxtaan ba mu sekkoon ak groupe E-Media Invest ñu daal di ciy teewlu ab pàcc ci micro Maodo Ibra Kane ak Alassane Samba Diop. Tous les contrats sont publiés tous. contrat yëpp la ñu publier mooy contrat yi nga xam te ne daanaka moom la ñu jàpp depuis Senghor ba léegi code pétrolier yi benn bi la code minier bi benn bi la waaye am na ay yokkute waaye si yokkute gu gën a mucc ayib la ndaxte
ñun bi ñu nekkee réew moo xamante ni bii daanaka réew yamamaay la jamono ji nga xam ne ñuy gëstu bokkut ak jamono ji nga xamante ni bii réew mu la boo xam ne am nañu ay réserve yoo xamante ni bii yëpp mën a tëg bët la jamono ji nag dañoo nekk réew moo xamante ni bii suñu bëgg-bëgg gën naa yokk waaye tamit suñu doxalin war a gën a mën a bijjeeku ma waral tamit ñu adopté code minier bu bees ak code pétrolier bu bees li nga xam ne moom la ñu bëgg jamono ji kay moo di dem lu jéggi 10% yi nga xam te ne daanaka automatiquement Petrosen da koy am si contrat yi nga xam ne moom lay négocier ak li nga xam ne moom lay partagé ak recherche gis nañu si bët gànnaaru réew mi daanaka si watey Sangomar pétrole jamono ji njiitu réew mi mu ngi am ay liggéey yu am solo yoo xam ne moom lay def ngir mën a mobiliser ay ressources si jugi si bitim réew jamono ji ñu ngi wax ay milliards de dollars yu bëree bëri. Beaucoup de ressources. On parle à ce niveau de milliards de dollars, de plusieurs milliards de dollars. Pour qu'on chiffre précis. mën naa mu nekk 8% supplémentaire wala mu nekk 10% supplémentaire njëg li yaakaar naa am na solo daanaka ay 3 milliards de dollars mën nañ koo xayma wala lu ko ëpp ngir mën a dem jëndaat ay parts supplémentaires ngir réewum Sénégal jamono ji ak ëllëg mën a bijjeeku bu baax a baax si wàllu woowu muy am lu gën a yokk si 10% yu ndaw yi nga xam ne moom la ñu am mënuñu am lu ko jéggi. Part de 10% que nous avons de par la loi. bilee waxtaan nag mën ngeen ko teewlu bu juróom-ñetti waxtu ci guddi tegalee fanweeri simili naka noonu bu 11h ci guddi jotee ata ngi nii ba Macky Sall falwaate ak léegi ñu amal nag ab taxaw seetlu ñu bari ci askan wi jàpp ne démocratie dañ ko ci salfañe te itam mu mel ni Macky Sall dafa réere mbir li nga xamante ne moo li askan wi gën a yàkkamti ñeneen nag ci ñoom dal di jàpp ne juróom-ñaari at dafa néew ngir Macky Sall mën a sàmmonte ak ay jigéem Abdourahmane Ly Moussa Fall. fukk ak ñaari weer jàll na gannaaw bu askanu Sénégal falaatee njiitu réew mi Macky Sall ñu ngi Grand Dakar muy bërëb bu ñu taseel benn ndongo ca daara bu kawe bu Ndakaaru ci philosophie mu yàkkamti loolu wante mu nangu àddu ci suñu micro mu di sujet bu ko intéressé loolu xalaatam ci mbir mi mu ngi koy tënk ci ñàkkum démocratie bu mu ne moom la seetlu ci dëkk bi. suñu démocratie dafa nekk en crise loolu moom ñëpp xam nañ ko waxuma en Afrique sax mais démocratie yi ñoo nekk en crise actuellement suñu politique yi suñu homme politique yi dañoo nekk di centraliser le pouvoir alors qu'on est dans une démocratie te lan la ñu wax dañ ne dans une démocratie c'est le peuple qui est souverain boo xoolee bépp loi dafa war a dafa war a méngoo ak lu peuple bi bëgg parce que peuple bi mooy choisir. njiitu réew mi Macky Sall mënul def lépp ci juróom-ñetti at mu di ay leeralu bile sportif ngir moom mi le nag faw sénégalais yi gën a comprendre Macky Sall may ko diir ci jàppale ko mu yeggali liggéeyam. xam nga yore réew mi yombul même suñu kër aussi yombul def naa problème bi mu jëkkoonte depuis mu ñëw am na problème yoo xam ne dossiers yoo xam ne bàyyi nañ ko ki ko ji nekk jiitu woon kooku moo fi nekkoon. mais noonu waxante dëgg am na lu bëri loo xam ne dindi na ko mais lépp mënuloo ko dindi en 1 an en 2 ans ou en 3 ans ndànk ko la jàpp si ñaay moom ni ñoom. ñu ngi wéyandi ca Sicap Sacré-Cœur si la ñu taseel benn ndongo di wuyoo si turu Kumba Sémou Diouf moom mi lay jàpp na ni problème bi moo di priorité yi njiit yi xamul wala bu ñu bëggut a xam. il devait savoir que ni y a des choses yoo xamante ne ni ñoo priorité ak yoo xamante ne ni mën na xaar. comme par exemple man moom rafetlu ma vraiment mu jël ay milliards jël ko def ko ci terre boo xamante ni nii ba tey jii nii dawagul ba tey jii kenn amul benn aboutissement jël na ay kër yu bëri yàqu ko ci zéro jël ay nit toxal leen ci loo xamante ni ça fait même pas Dakar Ziguinchor wala dara soriwul Dakar Diamniadio gi kese. ci fàttali njiitu réew mi Macky Sall mi ngi am ci téeméer juróom fukk ak juróom-ñett. ci élection njiitu réew yu 24 février ci atum 2019 bu ñu génn bu fekkee ni ñenn ñi lu ñu doon xaarandi gisaguñu ko ñeneen ñi ñoom jàpp nañu ni faw ñu mayaat ko diir ngir mu mun a def li tax ñu fal ko.
lu soxal fagaru gi ci wàllu coronavirus réewu Sénégal mu ngay gën di jël ay matukaay niki tey la ñu amal ab ndaje ca ministère de la santé bokk na si lu sa tukkee muy ne léegi si ku képp fu waay mën a jógee ci àdduna si bëgg a dugg Sénégal daañu la seet dogal bi nag ki ko fësal moo di docteur Aloyse Diouf di directeur de cabinet bu ministère de la santé ñu daal di des rek ci li nga xamante ne moo di wàllu wérgu yaram utali Ndar ak ndaje bi nga xamante ne pharmaciens yi ñoo ko amal di càmbar rek seen diggante ak service yi nga xamante ne ñoo yor wàllu commerce ñoom nag la ñu jàpp mooy ne léeg-léeg ñu xaw leen bundu xataal ci yoon bi ñu teewlu si Momar Alice Niang Ale Thiam. pharmaciens yi rafetlu ñu dara fitnaal gi leen service du commerce yi di fitnaal léeg-léeg ñu ngi ko xamle ci ndaje lu nga xamante ni amal nañ ko ci diwaanub Ndar doon ci waxtaane seeni jafe-jafe ak waa service du commerce di xoolit yan saafara lañ ci mën a indi. ministère du commerce dafa jàppi privé bi ki nga xamante ni rek bu ñu soxlaa xaalis fa ñu seet si ko lu tax ñu waxee ko noonu mooy bu ñu duggee si téeméeri pharmacie daanaka téeméeri pharmacie yëpp bu ñu fay jógee dinañ leen bindal ni fay leen. ci seen gis-gis li nekk ci pharmacie nekkul ci yeneen bërëbu jaayukaay yi. dañ ñuy reconnaître comme établissement de santé bu ñu nekkulee établissement de santé ñu reconnaître ñu également un établissement pharmaceutique boo xamante ne nii donc li koy encadré mooy liy permettre pharmacien mu mën a doxal liggéeyam correctement. ñoom ci seen i kàddu ñu ni ay inspecteur en pharmacie dong ñoo am dogal ci seen sartub liggéey ngir nag saytu seenu doxalin waaye ci beneen pàcc bi. loolee nanguwuñu ko. suñu équipe bi dañuy dem sur le terrain dem ci pharmacie ak dépôt médicaments yi di contrôler par rapport ak njëg yi nga xam ne état bi moom la tënk ne loolu la ñu war a jaayee consommateurs yi est-ce que njëg yooyu ñi ngi koy respecté ci pharmacie yi ak ci yeneen pàcc ci commerce bi ci dëkk bi waaye aussi vérifier est-ce que produit bi nga xam ne ñoom ñi ngi koy jaay consommateur bi est-ce que qualité bi ci nit ki di séntu mi ngi ci produit boobu. ngir indi saafara ci jafe-jafe yi foog ministère yi ñu dénk wàllub njaay ak njënd ak ministère mi ñu dénk wàllub wér-gi-yaram faaw ñu toog waxtaan. le rôle du pharmacien acteur de santé ou agent de commerce suñ ko clarifier bu mu leer jël santé publique teg ko devant on peut arriver à des solutions et je pense qu'après rencontre bi il y en aura d'autres au niveau pour qu'on travaille sur les textes pour harmoniser au bénéfice des Sénégalais yi nag la ñuy liggéey ñun ñëpp. ci seen jeexantalu liggéey pharmaciens yi nag tënk nañu ab résolution bu nga xamante ni nee nañu daañu ko teg ci taabalu kilifa nguur gi. doon naa leen ko junjoo léegi lu soxal wopp coronavirus Sénégal mu ngi ciy gën a jël ay matukaay bokk na ci lu tukkee ci ndaje bi ñu amal ni ki tey jii ca ministère bi yor wàllu wér-gu-yaram mu di képp ku nga xamante ne da nga jóge fu ne ci àdduna si bëgg a dugg ci Sénégal daañu la seet ki xamle boobule dogal nag moo di docteur Aloyse Waly Diouf di directeur de cabinet bu ministre bi yor wàllu wér-gu-yaram ñu teewlu ko. ñoom am na ay benn groupe de travail boo xam ne teg nañ ko pour que mu gën a jàppale dëkk yi pour ci wàllum préparation bi groupe de travail bi nag bari na ay bànqaas benn bi ci wàllum diagnostic mooy feebar bi ñu yóbbu ko ci laboratoire échantillon yi bu njëkk bi Sénégal ak Afrique du Sud rek ñoo mënoon diagnostiquer suñu naataango bi nga xam moo yore Institut Pasteur moom la ñu jël pour mu jiite boobu domaine ci groupe de travail. jàngoro ji comme ni ñu ko waxee si njëlbeen mi ngi gën di law Italie bari na ay doomu Sénégal yi nga xam ne rek nekk nañ fa est-ce que Sénégal day jël ay mesures yoo xam ni yu particulière la par rapport ak ñi nga xam ne dañuy jógee Italie di ñëw. ñun dañuy wax rek ne Sénégal dispositif bi ñu am dispositif bi dañ koy renforcer mais buñ koy renforcer c'est du Italie moo tax ñu koy renforcer dañ koy renforcer parce que amuñu dispositif bu figé c'est vrai Sénégalais yi nekk Italie bari nañ mais maa ngi wax rek ne ba léegi amagul Sénégalais boo xam ne ci suñu xibaar feebar bi dal na ko ñun ci suñu wàll mooy liñ doon def ak ñi nga xam ne dañ daan jóge Chine rek mooy fexe ba képp kuy jógee Chine muy Italie muy beneen dëkk boo xam feebar am na fa feebar bi lawee na fa noonu boo ñëwee ba aéroport ci suñu port d'entrée yi ñu mën a saytu sa température mooy benn mais beneen bi ñu mën waxtaan ak yow parce que boo demee aussi am na li ñuy wax suñu district sanitaire yi ak suñu région médicale yi ñoom ñooy topp suivi. docteur Aloyse Waly Diouf doon addu ci micro Migui Maram Ndiaye ba tey ci wàllu xibaar ci gox bi di Gédo ay pôle yu bari lañ fa daldi teg loole nag ngir sàmmonteeg set gi ci boobule gox ñu fa dëkk ñoo ko fa amal tey daldi jël wax rek ne ñoom duñu bàyyi ci benn yoon nit di fa ñëw di ko sàcc Boubacar Dieng Souleymane Diallo seeti woon nañu leen.
ay poubelles yu ñu teg ci bor bu ne ab technicien de surface buy for mbalit ci nekkoon ci suuf lii mooy li ñuy ràññee fii ci avenue Bourguiba xale bu góor bi ci diwaan bi la dëkk moom sax mi ngi rafetlu li nu mel. poubelle yi ma gis nii c'est très intéressant quoi parce que da nga doon yor sa këyit da ngay dox ak doo xam foo koy sànni quoi da ngay obligé sànni ko te ba ma gisee poubelle yi dama tijji sànni ko c'est rafet na quoi gars yi bëgg nañu lu set quoi mais dañoo xamuloon fu ñu koy sànni mais léegi comme lu ma gis nii c'est nice na trop waaw. ay initiative yu ni mel yàgg nañu ko jël ngir setal yenn bërëb ci Ndakaaru wante li ñu nemmeeku mooy ay nit dañuy jël yooyu la poubelle di ko yóbbu seeni kër jëf ju ni mel xale bu góor bi ak soxna si di ko ñaawlu. waaw loolu sama gis-gis loolu lu ñaawlu quoi pour man citoyen boo nee citoyen nga juddoo ci dëkk bi màggee ci dëkk bi yaroo fi pour man da ngaa war a defar quoi mais waroo yàq te état buy def effort pour dëkk bi set ñun ñëpp dañoo war a am engagement xam nga def effort pour dëkk bi set pour man daal sama avis ñun ñëpp ñoo war a engagé wu pour dëkk bi mën a set. poubelle daal dafa nekk fii pour ñëpp ku si am lu salte loo war a sànni rek nga sànni ko si mais soo ko gàddoo yóbbu sa kër léegi nit ñi dañuy obligé tam di sànni si mbedd yi rek gis nga loolu moom rafetul moom. ci gis-gisu kii nga xam ne ab fonctionnaire la nguur gi dafa war a jël ay daan yu mat sëkk teg ko ci kaw ñiy def jëf yooyu le ñu koy sàcc dañ leen di ñaan ñu delloo ci seen xel te xam ne poubelle yi buñ ko fiy teg c'est pas pour sàcc di wax aussi suñu yoon mu tëral ay daan ku ko sàcc yaakaar naa bu ñu rëqee seen digg ëllëg dootoo ko def. lu weesu daan yi ñu war a teg ci ñiy sàcc yile poubelle ñi ñu dajal gis ni ku ci nekk da nga war a jël say responsabilités ndaxte poubelle yi ñuy teg ci mbedd mi askanu yépp ñoo ko moom. ñu àddu jëmee ci leneen ak xeetu po mu nga xamante ne léegi si am na ci àdduna si ñu di ko dippee Slick Brick Challenge lu ni mel nag xeetu po la waaye bari na loolu ñu muy lor ana lan la ñu koy defee ñu dal ci teewlu Oumar Kane ak Moussa Fall mi ñu ci lëgbëtul. challenge bu bees la ay fan ngi ni ñu koy gis ci réseaux sociaux yi turam Skull Brick Challenge. ab challenge goo xam ni nit ki mën na ci ñàkk bakkanam bu ñu sukkandikoo ci traumatologue bi. dans ce genre de chute sont des traumatismes. jël yu mel ni gaañu gaañu yi ci mën a jëlee muy gaañu gaañu yoo xam ne mooy am ci tekku jara gi ci conc yi wala ci wagg gone bi ndaxte buñ ko mbasee mbas gu métti noonu wala ñu dóor ay yeelam ba mu daanu daanaka ab cuukelam mën na see am gaañu gaañu yu métti te daanaka foofee la ñuy xoole ne daanaka mën nañ ko yóbbu ci ay faj gu métti ndaxte daanaka fépp lay dammoo. Si on fauche l'enfant un peu trop fort, il va carrément basculer. ñoon ñu koy mbase nag ba mu daanu tax na muy mën a gaañ ci wagg yi wala ci doq gi te daanaka bu defee noonu rek dina métti ci moom loolu daanaka mën na ci jëlee ay paralysie yoo xam te ni bi jàggaar lay def kenn du ko mën a faj te loolu yëpp baaxul ci xale bi ay at lañ koy nàmmaat ba mu mën a doxiwaat ay soxlaam. Des hospitalisations, des mois et des années de rééducation. heureusement lu ëpp ci ndaw yu ñu dajal xamuñu challenge boobu. non. non. te ñenn ñi ko xam naruñu benn yoon toppandoo li ni mel. sama xarit yi ñoo ma ko doon man na wóoru mun a rey nit te jeu boobu boo xamante ne genre ay xale ñu ko doon jeu te dégg naa am na kenn ku ci dee na jeu bi nanu ma koo def. TikTok laa gisee te neexuma intéressé wu ma te dafa dangereux waaw parce que mën na rey nit. ñu gis ni américaine bi tudd Valerie Hodgson publié ci Facebook ay photo doomam bi ñu hospitalisé ginnaaw bi ñu ko defalee challenge boobu. bàkk ba jib na xibaaru bitim réew dañu ci ànd ak Abdourahmane Ly. ca Guinée organisation internationale de la francophonie raxas na ay loxom ci lépp lu fay processus électoral lu yees benn ayu bés nag balaa ñoo jëm ci législative yi ak référendum bi ngir xoolaat ndeyu charte réew ba fa kon la OIF dellu ginnaaw ci mbir yi di xamle ni ay njuñ njaaj am na ci mbir yi maanaam ci processus électoral bi ay njuñ njaaj yu ci mel ni ay doublon wala ay nit yoo nga xamante ni amuñu benn document yu leen di ràññaatle
ci beneen wàll gi secrétaire généralu OIF mi ngi ñaax kilifay Guinée yi ci ab bataaxal ci ñu fexe ba wàññi rey yu bëri yi ñu fay nemmeeku ci wàññi coow lu bëri ba fa. lu mu dee ñetti soldat rey nañu leen ca Mali ci ab songu benn camp wu l'armée ba fa te ñu ko sooxe nekk ay jihadiste mu di ay xibaar yu tukkee ci benn kilifa bu l'armée ba fa ca Tombouctou moom mi mi ngi xamle ni ay néew itam gisuñu ko fa te mu jàpp ni yooyee jihadiste ñoo ko yóbbaale mu di ay jihadiste yu demit ak ay woto ak it ay matériel militaire ci fàttali Mali mi ngi dund yile xeetu jafe-jafe niki atum 2012. ca Haïti lu ñu tàmmul gis moo fa xew mu di ay policiers yu jàmmarloo ak ay militaires mu di ay jàmmarloo yu def ñaari nit yu ci génn àdduna ak lu tolloog fukki nit yu ci amee ay gaañu-gaañu ayu bés gi ñu génn rekk daanaka ay tax der dañu bloqué yoon yépp lakk ay woto ngir wax ñu xoolaat seen condition de travail rawatina seen salaire yu ñu bëgg ñu yokk mu di ay tax der yuy am diggante 152 000 jàpp 155 000 weer gu jot yuy laaj ngir ñu am droit wu taxawal ab syndicat yooyee mer wu tax der tax nañu annulé carnaval national bu naroon am Port-au-Prince loolee lépp ngir moytandiku lu ñu tuddee bain de sang programmé ci ab bataaxal secrétariat d'État à la communication. àdduna bi dañoo war a wàcc ci ab pandémie maanaam feebar boo nga xamante ni àdduna bi yëpp lay jàppi mu di artu kii di directeur général organisation mondiale de la santé bu jàpp ni mbir mi maanaam coronavirus mi mbir mu doy waar la di tax mu doy waar bokk na ci yokkute kaay ca Italie Corée du Sud ak Iran ngir moom mi le nag waajal nit yi ci pandémie dina tax ñu mën a xeex bu baax bile feebar mu di ay kàddu yu mu yëkkati ca Genève ci ab conférence de presse. Abdourahmane Ly jërëjëf ñu jeexalee ko xibaar bu soxal tàggat yaram CNG dal dina janoo ak taskatu xibaar yi ngir waxtaanee seen bilan bokk na itam ci li Alioune Sarr ak i gaayam waxtaane mu di lu ñeel wàllu statut roi des arènes Mortala Anne Souleymane Meng. objectif wu ndaje bi lenn rek la xamal ñi nga xam ne ñooy amateur yu bëri yi ñu xamal leen li nga xam ne situation wi làmba ji jamono ji mu doon saison boo xam ni daanaka dañ si nemee ko ay yéexital lu soxal wàllum bëreem dóor ñii di comité bi daal nañuy dellu si waat si li nga xam ni mooy jafe-jafe yi ñuy gàllankoor. À ce jour, chez les promoteurs de lutte sans frappe, ba waxtu wi may waxee sont 21. promoteur yi nga xam ne ñoo yëngu ci mbapat bi toll nañ ci ñaar fukk ak benn ñi nga xamante ni bi it ñooy yëngu ci bëri dóor bi ñu ngi toll ci ñaar fukk ak juróom benn mbër yi nga xamante ni bi ñoo nekk ci mbapat bi te am li nga xam ne moo di licence ñu ngi toll ci ñaari junni ak fanweer ak juróom-ñaar ñi nekk ci bëri dóor bi ñi am licence ñu ngi toll ci juróom benn téeméer ak juróom benn fukk ak juróom jéego yi nga xam ne nag ñu ngi koy def saa su nekk ñëpp ñu ngi koy teg seen bët ndaxte saa su nekk ñu ngay xool lu mën a jëmale làmb kanam waaye ay moyens la ñu amul te ñëpp xam nañu ko. Problème des moyens qui devraient accompagner la lutte et qui ne sont pas là. mu doon occasion boo xam ni CNG daal nay àdduwaale ci titre roi des arènes bi nga xam ni day faral di jur coow. Le tournoi pour arriver à un roi. Le comité. tournoi bu ñu war a organiser ngir am roi des arènes nekk na loo xam ne sonn na ci lool bëri na ñoo xamante ne bii xarab nañu ci wàllum football am na ab tournoi boo xam ne moo jëm ci loolu wàllum basket am na ko waaye làmb amul benn tournoi boo xam ne moom moo am ci wàllu woowu ndaxte kon dañuy xool ki nga xamante ni bii moo daan ki daan ñëpp rek ñu ne ko yaa mën ñëpp man sama xel jàpp loolu te yaakaar naa loolu war nañ ko joyante. Battu tout le monde est meilleur que tout le monde. Je ne crois pas. kuréel gii di CNG daal dinay ñaawlu ñaawteef yi nga xam ne nemeeku woon nañ ko bu yàggul dara ci arène nationale tey sàkku ci écurie yi ngir ñuy ñaax ñi nga xam ne ñooy mbër yi. Mortala Anne jërëjëf mbokk yi fii la ñuy ndax keppee xibaaru marax yi jërë ngeen jëf ci teewlu gi ci kanam tuuti beneen jotaayu xibaar ngeen di ci ànd ak Assane Gueye ci nasaraan lay doon di leen fàttali itam ne mun ngeen a seetaan waxtaan bi Mohamed Boun Abdallah Dionne Seck ak groupe E-Media Invest bu juróom-ñetti waxtu tegalee fanweeri simili lay doon ci nasaraan ngeen di ci ànd ak Mamoudou Ibra Kane ak Alassane Samba Diop bu 11h ci guddi jotee ngeen di ci ànd ak Khalifa Diakhaté ci kalamay coach jaa ngeen jëf.